bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin salatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidil awwalin wal akhirin sayyidina wa habibina wa shafi'ina wa nabiyyina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an qutbil arifin wa as-siddiqin abil abbas ahmad ibn muhammad at-tijani wa khulafaihi al-muhtadin wa ahli tariqatihi al-faizin خاصة صاحب الكتاب سيدي وقرة عيني صلاح الدين وجميع أحبابه والمنتسبين أما بعد fi nga xamante ne moom lañ yemoon ci jotaay bi weesu mooy ci maanaam dafa am foofu benn mais loolu mënoon ngeen ko waxtaanee avant ñuy tàmbali. ma ba ayo dégg nga kon jotaay bi weesu fi ñu yemoon mooy ci wàllu itlaq ba tey ak taqyid ak différence bi am entre waa ahlul itlaq ak waa ahlul taqyid ba yegg si woon nañ ci fi ñuy waxee ne waa ahlul itlaq ñoom lépp yam ci ñoom maanaam ñoom seen melo yi nga xamante ne mooy melo yu nite maanaam mbindeef yi danoo soppeeku dem ba nekk ay meloy borom bi subhaanahu wa taala loolu moom moo tax joxe ak xañe ŋàññ ak tagg yooyu yëpp ñoo yem ci ñoom parce que lu tax parce que yooyu yëpp ay maanaam bépp melo boo gis loolu maanaam aw askanale la naan nangam qualificatif la attribution la te ñoom amuñu melo ndax li nga xamante ne moom la ñuy wax az-zaatul muqaddasa maanaam mooy nekkteef gi nga xamante ne dafa sell te moom mooy l'essence sanctifiée mooy jëmmu borom subhaanahu wa ta'aala nekk-nekkam moom ak nekk-nekk la goo xamante ne dafa fireeku dafa nekk lu fireeku loo xam ne luñ joyal la maanaam mooy dafa infini dafa absolu dafa indéterminé dafa illimité amul ay askan na le bu ñuy askanele ci loolu dara amul tamit melo te it kenn du ko xam yàlla moom mooy jëmmam subhaanahu wa ta'ala maam nekk-nekkam kenn du ko xam kenn ku lu nit ba rëy xam-xam du maanaam ci melo yi lay xam ak maanaam ci melo yi ak jëmm ji ci astaghfirullah ci tur yi ak melo yi tur yàlla ak melo yàlla yi la ñuy xam ba pare tamit nit ki daf say xam selon niveau am xam nga par exemple ñun ñëpp xam nañ ni yàlla mi ngi gis wala yàlla xam na li xew ñun ñëpp xam nañ ko mais seulement niñ ko xamee tolloowul kenn ku ci nekk selon ce niveau noonu ngay xamee ni nga xamante ne moom la maanaam borom subhaanahu wa ta'ala maanaam noonu la xamee mbir yi ak noonu la amee kattan ak noonu la amee sañ-sañ selon li nga dund selon sa yëg-yëg selon fi nga toll ci niveau et cetera selon ni nga ko xamee ci nga naan yàlla kat ndekete lépp la xam ak niki noonu ñun ñëpp xam nañ ni maanaam comme dañ koy wax yàlla gëmul nelawul mais ñun ñëpp niñ ko xamee du benn et cetera maanaam déjà kon ñun fi ñuy yem mooy tur yi ak melo yi lu nit rëy xam-xam nag du weesu loolu xam-xamam munul weesu tur yàlla yi ak melo yi li aju ci nekk teef gi mooy az-zaat al-muqaddasa kenn du ko xam kenn du ci am accès sauf que comme niñ ko gisee parce que xam li koy def mooy xol ak xel du dëgg loolu munul dafa limité dafa ci taqyid la bokk dañ koo tënk donc munul xam kan ki nga xamante ne moom dafa firi borom subhaanahu wa ta'aala dafa illimité dafa infini mais am na lu ko mën a
lu mën a am accès ci moom waxoon nañ ko mooy lan ruuxu doomu aadama mais ruuxu doomu aadama donc moom day yëg yàlla da koy yëg yaa ngi dégg da koy contempler da koy témoigner da koy yëg mais du nekk loo xamante ne daf koy gis du gis yàlla du ko dégg tam léegi nag moo tax borom bi subhaanahu wa taala kon li nga xam ne mooy nekk téefam kon loolu la maanaam du lu nuy xam du lu ñuy mën a am accès ci moom waaye bu ñu waxee ne borom bi subhaanahu wa taala nekk-nekkam maanaam dafa firéeku dafa mutlaqa la maanaam dafa illimité dafa indéfini indéterminé infini absolu yooyu yëpp bu ñu ko utiliser baat yooyu maanaam loolu pour jegeñal lan la xel yi la mbir mi mais sinon borom bi subhaanahu wa ta'ala nekk-nekkam maanaam mooy son essence dafa sell ba sori lool ba jege woontewul dara ak li nga xam ne moom mooy itlaq maanaam mooy lu absolu lu infini indéterminé comme ni nga xamante ne noonu la soree setee wecc ba deñ ci lan lu ñu tënk mooy taqyid baax na léegi ñun foofu lañ yemoon ci jotaay bi wees mu ne summa topp nag te jallat maanaam moom jëm maanaam borom subhaanahu wa ta'ala nekk nag kam te jallat dafa feeñ maanaam dafa manifesté woo fii awwali ci njaal beenu xadarati xadara maanaam teewaay sphère présence te jallin ci te maanaam ak feeñuwaayam laxaa ñeel ko maanaam fa mu njëkk a feeña ni mu njëkk a manifesté woo borom subhaanahu wa ta'ala xam nga jëmmu maanaam essence la moom ay attribut mais fi mu njëkk a feeñe maanaam essence bi fi mu njëkk a feeñe mooy ci attribut yi moom mu ne wahiyate mooy xadaratul asma mooy teewaay mooy xadara mooy lool mooy sphère présence bu al asma tur yàlla lay wax sifaat ak melo yi tur yi ak melo yi kon borom subhaanahu wa ta'ala comme dafa dafa amee maanaam nekk koo xam ne mooy essence am boo xam te ne amul kenn mënu ci am accès am dafa illimité infini et cetera ànd ak ne baat yooyu sax dañ koy jëfandikoo pour jegeñal mbir mi ci xel yi rek pour xel yi mën ko comprendre mais sinon moom ak lu yooyu yëpp jotewuñ dara mu am nag nu muy manifesté woo parce que borom subhaanahu wa ta'ala malgré que dafa am maanaam noonu la mel mais aussi dafay manifesté wu léegi nag mu am différence fii boo xamante ne mat naa leeral léegi ñu jàpp ko léegi xam ko léegi takk ko léegi bañ koo jaawale ba suñ ko waxee ñu xam ne loolu rek la ñuy wax mooy dafa manifesté wu ci dara maanaam à travers dara tegtalewul ne dafa feeñ maanaam bu ñu nee dafa feeñ ci nangam mooy dafa manifesté wu à travers loolu lay tekki mais tegtalewul aucunement que ni lan dafa incarné wu ci loolu dégg nga am na différence entre ñu ne dafa manifesté wu à travers loolu comme tey par exemple buñ xam nga tey léeg-léeg dara xew wala benn mbir ñu ne léeg-léeg kenn ci sax lay defar benn affaire yëfi mbayeen yi defar ko defarin woo xamante ne bu keneen ñëwee rek bu ko kiiwee rek dina lii de diwa fi jaar maanaam li ñu xamee ni moo fi jaar pourtant du dara lu dul maanaam kiiwam nu mu tuddati empreinte am voilà touche bi quoi voilà empreinte am la fi bàyyi maanaam ni muy doxalee ni muy faral di kiiwee ñu xam ne lii kat da koo dëggal ci këriñ comme ni bal lii laal na këriñ ak yu mel noonu loolu pourtant maanaam loolu noonu day tax nga xam ne kii kat jiwu fi jaar maanaam te pourtant moom nekkul ci biir affaire bi mais effet yi maanaam ak ni mu maanaam voilà attribut bi ak ni ñu ko xamee ci lañ xamee ni lii de moom mooy faral di doxalee nii maanaam loolu nag dañoo joxe exemple boobu ndax yu fi mbayee ni souvent gars yi dañ koy comprendre bu baax du neex du jar a expliquer mais sinon yeneen yi ci des bari na loo xamante ne tout le temps dañuy gis ne fii de ñoom maanaam ñoom diw ñoo fi jaar et cetera maanaam kon manifestation boobu nga xamante ne day feeñ à travers benn affaire loolu nag ci turam yi la koy defee ak melom yi jëmm ji du manifesté wu essence bi du manifesté wu lu dul ba mu des fi nga xamante ne insha allah dañ ko tudd
ci kanam léegi nii kon borom bi subhaanahu wa ta'ala foofu la njëkk feeñe mooy turam yeeg meloom yi moo tax adduna bi yëpp gisoon nañ ko ci Kunûzul Haqâ'iq yi adduna bi yëpp du dara lu dul seetu ci turam yeeg maanaam ci meloom yi adduna bi yëpp ay seetu lañ ci meloom bi maanaam kon yow maanaam nekkte fii nii yii monde palpable bii nii monde tangible bi moom mooy li nga xam ne boo ko xoolee ci ngay gis ne daf la refléter melo yàlla yi subhaanahu wa ta'ala ak ay turam loolu la dégg nga kon mu ne kon fal asmaa'u tur yi wa sifaat ak melo yi yée ñoom te jalliyaatan donc ay feeñuwaay lañ maanaam ay manifestation lañ yoo xam ne muqayyada dañoo tënku maanaam dañoo nekk ci restriction ba tey ah dañoo nekk ci restriction ci délimitation am ay domaine de définition mu ne par exemple mu joxe exemple mu ne far rahimu lu demee nekke ak kii yërëmande kii yaatu yërëmande mooy borom subhaanahu wa ta'ala nga xam ne day yërëmaate fu mu toll mooy daa yaatu yërëmande kooku muqayyadun dañ koo tënk turu yàlla la xam nga kooku ci turu yàlla yi rahim ah dañ koy jàng ci Taysiir yàlla rahmaanu yaa rahim du dëgg dafa tënku ci lan muqayyadun dañ koo tënk bi rahma ci yërmande maanaam kon rahim turu yàlla la boo xamante ne moom ci yërmande rek lañ ko tënk domaine de définition am yépp lan la yërmande la war rauf aji ñeewante ji muqayyadun dañ koo tënk ah bir rafa ci ñeewante googu mooy lan ñeewante mooy ci tubaab compassion maanaam dig dafa am voilà compassion voilà dégg nga loolu noonu kon moom mooy dañ koo tënk kon rauf tam dañ koo tënk ci loolu wal jabbaar maanaam jabbaar mooy ki nga xamante ne maanaam ci benn sens bi mooy ki nga xam ne moom mooy noot maanaam ki nga xam ne moom moo noot ñu ci des maanaam moo noot mbindeef yi subhaanahu wa taala maanaam aljabru mooy tekki ak noot maanaam mooy forcer voilà contraindre voilà mooy kuy forcer dara ku lay forcer contraindre la ci dara léegi nag aljabbaar kon mooy ki nga xamante ne moom dafa am maanaam force contraignante bi nga xamante ne dafa rëy maanaam force contraignante suprême le détenteur de la force contraignante suprême kooku moom mooy jabbaar léegi subhaanahu wa taala ndax lu ko neex rek lay def ba pare day forcer ñëpp ci moom li ko neex pas ñoom li leen neex du dëgg kon moom muqayyadun dañ koo tënk bil jabarut ci dooleem gu rëy googu nga xamante ne ci lay njatte ñëpp di leen def loolu leen neex kon loolu mu ne waaye loolu kon melo mi loolu la maanaam kon melo yàlla yi subhaanahu wa taala dañoo tënku ci loolu ce qui veut dire que ni bu ñuy domaine d'application domaine de définition maanaam yooyu yëpp dafa am ci lan la ñuy appliquer wu ak ci lan la ñuy définir ci li nga xamante ne ñoom ñoo approprié par rapport ak loolu par exemple rahim maanaam duñ ko soxla ci li ñuy gis par exemple na naan lii dafa gis rahim gis na déedéet kooku sami'a la kii no basir la kii gis moo gis nangam du dégg maanaam attribut yu gis kon ci li nga xamante ne moom mooy li feeñ wuññeeku ñu mën a ñu koy gis la amma dégg par exemple comme tey su may wax son bi laay dégg mais son du ma ko gis du dëgg mais li may gis tamit mënu ma ne dégg naa ko dama naan gis naa ko et cetera maanaam kon attribut yi borom bi subhaanahu wa ta'ala mooy gis day dégg et cetera kon turam yi ak meloom yi dañoo am kon ci li ñuy appliqué wu dañoo am ay domaine de définition am ci lu ñu tënku ba pare am lu leen di tax a jóg kon ñoom dañoo délimité wu dañoo am restriction bokkul ak lan nekk te maanaam mooy lan zaat bi son essence bi nga xamante ne moom amul restriction léegi wa kulluha ñoom ñëpp àdd daal ay safaan lañ loolu tamit beneen point la bu am solo ci lan ci tur yi ak melo ci attribut yi borom subhaanahu wa ta'ala turam yi ak melo yi dañuy am ay safaan mooy lan mooy ay contraire ndax borom subhaanahu wa ta'ala mooy alxaafidu mooy kiy wàcce mooy kiy rabaisser du dëgg mais ar-rafi' mooy kiy yëkkatiwaat ñoom ñaar ay safaan la kon xadara boobu day demel noonu maanaam kon xadara tur yeeg melo yi
day am ay contraire al mu'izz mooy kiy joxe ak nguur gu noot maanaam puissance moom moo koy joxe toute puissance mais al mudhill mooy kiy toroxalaate subhaanahu wa ta'ala kon yooyu tamit ay lan lañ ay contraire la wa kulluha ñoom ñëpp muqayyadatun dañoo tënku bi man ci ñi nga xamante ne zaharat feeñ na alayhi ci kawam minal xalq ci mbindeef maanaam yii yëpp dañuy feeñ ci ñan ci ñi nga xamante ne maanaam dañoo tënku boog ci ñi nga xamante ne ñooñu la yàlla dogal ne melo yi ak turam yi ci ñii lay feeñ seen effet ci ñii lay appliqué wu comme ñi nga xamante ne yàlla da leen a yërëm ñoom yërmande gi ci ñoom la appliqué wu ñi nga xamante ne njéggalug yàlla moo dal ci ñoom ci ñooñu la appliqué wu ñi nga xamante ne masalan par exemple da leen di masalan da leen a doyadal ñoom meloog doyadalaate googu ci ñooñu la appliqué wu ñi nga xam ne da leen a yëkkati ñoom ci ñooñu la appliqué wu et cetera donc lenn lu ci nekk dafa am ci ñu mu appliqué wu ki nga xamante ne moom mooy mbugalaate tamit naam ni mbugal googu day appliqué wu ci ñooñu noonu tamit léegi mu ne wa ta'ala waaye kawe na ba ëpp xelu mbindeef yi allahu bur yàlla ta'ala an kulli wëlli lépp loo xam ne sifa melo la wanis ba wala ñu koy askanale maanaam lépp luy attribut wala attribution qualificatif ak yu mel noonu loolu li nga xam ne moom mooy allah bi nga maanaam az-zaat al muqaddasa maanaam mooy essence bi nga xamante ne l'essence sanctifiée subhaanahu wa ta'ala kooku moom amul loolu maanaam dafa kawe waay boo xam ne mënuñu ko jël di ko boole ci yu mel noonu mu ne waaye bu ñu waxee ne melo yi dañoo tënku dafa am rek ci benn wàll bu ñu tënkoo melo yi borom bi subhaanahu wa ta'ala buñ nee dañoo nekk lu restrictif xam nga borom bi subhaanahu wa ta'ala en tant que mutlaq maanaam koo xamante ne dafa lan absolu infini illimité indéterminé lépp noonu la mel gisoon nañ ko ne même waa ahlul itlaq ñiy dund itlaq gi ñooñu même bu leen yàlla day fay ñoom dañuy gis ne yàlla fayam du jeex dafa illimité indéterminé infini absolu parce que lu jóge ci mutlaq la kon meloom yi subhaanahu wa ta'ala tamit noonu la ñuy mel du dëgg loolu moom moo tax mu am fii lu jara préciser mu ne fa sifaatu melo yi mutlaqatun danoo firéeku maanaam dañoo illimité infini indéterminé voilà mais loolu mooy lan mooy min haysu ci anam bu ñu xoolee mbir mi ci buruziha ci génn gi muy génn anillahi di tukkee ci buur yàlla al mutlaq bi nga xamante ne moom ci bopp moo indéterminé infini maanaam bu ñu xoolee le fait que ne dafa jógee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala ni mu jógee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu moom maanaam côté boobu loolu dafa mutlaq la tur meloom yi tam ak turam yi noonu lañ mel dañoo infini absolu illimité indéterminé baax na waaye kon ana kañ lan moo tax kon ñu ne muqayyad dañoo dafa tënku nag ñu ne waaye muqayyad duñ dafa tënku min haythu fi'liha ci anam buñ ko xoolee ci jëf gi muy maanaam application bi muy nekkee fil xalq ci mbindeef yi maanaam le fait que application bi di am effet ci mbindeef yi loolu moo tënku mais le fait que mu jógee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala tënkuwul loolu dafa illimité infini indéterminé turu yàlla yi melo yi moo tax ñu naan turu yàlla yi seen melo amuñu limite amuñu fu ñu tàmbalee amuñu fu ñu am borom bi subhaanahu wa ta'ala masalan xam-xamam kenn du ne xam-xamam dafa limité wu ci nangam déedéet dafa infini comme li ñuy wax tamit gisam benn melo la boo xamante ne dafa nekk ci moom bu ñu tuddee gis maanaam la vue al basar melo la bu nekk ci moom boo xamante ne daf cee maanaam amul fu mu tàmbalee te amul fu mu yem te mboolem lu ñuy gis borom subhaanahu wa ta'ala mi ngi koy gis te ci dans l'antériorité absolue mooy pré-éternel azal ma ngi koy gis jàkkaarloog moom ak nii mu jàkkaarloog moom tey jii nii te noonu la jàkkaarloog moom ba fan ba éternité noonu la jàkkaarloog mbir yépp maanaam amul ne par exemple daa jàkkaarloog xam nga tey ñun li ñu mën mooy lan ñun tey bu ñuy gis dara lan lañ koy gis maanaam boo fi taxawee nii laa lay gis mais ni ma la gisee tey jeex na du dëgg maanaam tey boo demee rek gisatuma la jàkkaarloo tuma ak yow du dëgg nit ki dund ak ki dee xam ngeen ni am na différence maanaam ki dund moom laay jàkkaar lool mais ki dee bañ suul ko moom jeex na
borom subhaanahu wa ta'ala mbiram demee noonu maanaam ni mu jàkkaarloo ak ñun suñu jotaay bii naka jekk nii la mës a jàkkaarloo ak moom changé wul dara maanaam affaire bi événement bi xew changé wul dara ci gis gi ah ci ni mu tàmbalee ba pré-éternité ba éternité lu dëgg loolu mooy kon le fait que mu nekk melo borom bi subhaanahu wa ta'ala kon amul fu mu tàmbalee amul fu mu yam munuñu wax ne tey la xam lii wala tey la ko gis bu loola weesoo gisatu ko déedéet loolu demewut noonu loolu ñun ñoo mel noonu mais loolu mooy côté moom mais buy am effet nag ci mbindeef yi loolu day tënku au moment où mbindeef yi seen mbir yëpp dafa tënku kon turu yàlla yi ak melo yi tamit dañuy tënku parce que lan ndax dafa aju ci maanaam le fait que muy appliqué wu ci loo xam ne dafa tënku la. donc statut bi dafa illimité. voilà dafa infini. voilà mais effet bi ak application bi exactement voilà dégg nga fallaahu buur yàlla taala aji kaw ji munazzahun aji dañ la an aqsa walif la gën a sori ci sifaati ci melo ak tanzih yi nga xam ne mooy ak waat ak setal maanaam subhaanahu wa taala xam nga buñu naan melo wàññeeku amul ci moom mais fi gën a sori ci ngay dindi ci moom ci melo wàññeeku sax loola moom ci boppam dafa denc loolu maanaam mooy borom bi kon maanaam kenn mënu ko appréhender kenn mënu ko percevoir kenn mënu am accès ci moom ah koo xamante ne fa gën a sori ci nit mën a xam li ñu mën a jàpp li ñu mën a takk moom loola sax ci dafa denc loolu ak wàññeeku la ci moom kooku kenn mënu am accès ci moom dégg kon moom fa nga xamante ne moom mooy fa gën a sori allati fi nga xam ne tabluxuha dana ko jotee xool naa suñu xel yi almuqayyad yay yëtt aji tënku yëpp ndax suñu xel yi tamit dañoo tënku comme suñu xel yi dafa tënku loolu moom mooy tax loolu moo tax li alquran wax daal mooy dëgg comme ni nga xam ne noonu la wax sourate Shura mu ne laysa kamislihi shay laysa déet kamislihi kéem meloo même maanaam ku mel ni borom subhanahu wa ta'ala shay'un dara yaa ngi dégg comme borom subhanahu wa ta'ala non seulement moom kenn mel mais tey xam nga ah bu ma nee parce que arabe yi tamit ni ñuy waxee tamit loolu dafa am solo ci kii bi mooy le fait que bu ma nee xam nga comme par exemple buñu nee moom laysa mithluhu shay'un ak laysa kamithlihi shay'un ba tey du benn ndax kaaf boobu même bu fekkente ne zaida la ci lugha ci mais zaida la boo xamante ne day tegtale lan day tegtale ak maanaam mooy dañ ko yokk maanaam day tegtale ci ne dafay feddali këri tey par exemple bu ma nee Moodu day mook Ibra nu róowuñ Moodu ak Ibra nu róowuñ loolu bokkul ak tey su fekkente ne dama ko gën a feddali ne Moodu day xaajul bay nuroog lu dend ak Ibra maanaam bu ma nee Moodu xaajul bay nuroog lu dend ak Ibra xam nga loolu ah voilà bu gën a fort encore moo tax borom subhaanahu wa ta'ala amul dara xam nga dara mooy lan dara shay shay dara maanaam mooy shay non chose non waaw rien mais rien buy tekki maanaam quelque chose voilà kon borom subhaanahu wa ta'ala amul dara lu mel noonu dégg nga mën a wat tajalli feeñ waay bi nag lii kon manifestation boobu lan la wala tajalli feeñ waay boobu min Allah bi tukkee ci buur yàlla ta'ala aji kawe ji imma ndaal day nekk lii maanaam ñaari situation yi ñoo possible baat bi dafa fort dafa am baat yu fort borom bi subhaanahu wa ta'ala manifestation maanaam ni muy feeñoo maanaam loolu imma ndaal maanaam soit day nekk loo xam ne zaati yun ko jóg nekk teef gi la maanaam mooy essence bi ni mu nekk dans son essence soit noonu lay feeñoo noonu lay manifesté woo wa imma wala boog mu nekk loo xam ne asma yi ko jóg tur yi lay doon wa sifaat yi ak ko jóg melo yi maanaam kon loolu la maanaam kon soit buy feeñu borom subhaanahu wa ta'aala buy feeñu à travers dara buy feeñu à travers dara soit day nekk à travers essence am wala mu nekk à travers turam yi ak melo bi parce que bu ñu xoolee boobu ba léegi gis nañ ni kon borom subhaanahu wa ta'aala dafa am essence am lan am ay tur ak ay melo mooy nom et attribut sauf que essence bi mooy li nga xam ne
moom dafa illimité nom et attribut yi buñ ko jëlee ci côté wu ni mu jógee ci borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa illimité mais le fait que muy appliqué wu ci mbindeef yi loolu moom mooy ci la ci la délimité wu ci la amee ah waaw délimitation restriction voilà restriction et cetera domaine de définition léegi nag ñu xool léegi borom bi kon subhaanahu wa ta'ala buy manifesté wu tamit à travers mbindeef yi dafay manifesté wu à soit par turam yi par essence am maanaam nekk teefam wala boog mu manifesté wu par lan turam yi ak lan ak meloom yi baax na maanaam yaani kon li muy tekki lii yëpp mooy lan immense ndaal maanaam soit day nekk loo xam ne mutlaq day firéeku absolu infini indéterminé illimité wa imma wala boog mu nekk loo xam ne lan muqayyad dafay tënku déterminé délimité restreint et cetera du dëgg waaw léegi ginnaaw bi nga xamee ne ñaari possibilités yi yëpp am nañ bu njëkk bi mu ne léegi nag ñu ñëw kon ci loolu nan la répartir ci mbindeef yi maanaam ñuy manifesté woo noonu nan la répartir ci mbindeef fa kullul xalqi mboole mbindeef yi xat dëgg-dëgg te jàllaa feeñu na boppam allah bur yàlla alayhim ci ñoom bi asmaa yi ci turam yi jaare ko ci turam yi wa sifaat yi ak i meloom yi maanaam mbooleem loo gis moom lañ doon wax léegi nii mbooleem loo gis ci àdduna bi rek xamal ni day refléter voilà reflet la miroir la ci turu yàlla yi ak ay meloom maanaam au moins dina am ay turu yàlla ak ay meloom yoo xamante ne boo xoolee mbir mi à travers yooyu da ngay gis turu yàlla yi ak melo yi loolu nag moom mooy xaqiqa bi maanaam nit nag koo xamante ne yàlla dafa fees ci xolam moom buy xoolee mbir yi loolu lay gis maanaam day gis turu yàlla yeeg melo yi ce qui fait que ñoom nit ki dina yegg ci niveau boo xam ne maanaam adduna bi ci boppam mooy mujj a nekk loo xamante ne kumpa la maanaam mooy mujj a nekk xay bu ci moom du ko gis day xool adduna bi di dund ci kaw suuf mais du gis adduna moom li muy gis mooy yàlla maanaam ay turu yàlla lay gis ak i meloom moom gisul leneen bu ko defee bu gaa yi dee wax adduna nii moom loolu day nekk lu intangible ci moom du ko mën a làmb du ko mën a daj du ko mën a gis du mën a jàkkaarloo moom parce que li muy gis mooy lan jeex na alors que ndax lan parce que moom lu muy gis turu yàlla yeeg melo yi loolu lay gis à travers loolu moom kon boo ko alors que loolu nag moo am solo alors que awaam yi ñoom yàlla ci boppam moo intangible maanaam yàlla ci boppam lan xamul munuñu koo daj munuñu koo gis kenn gisu ko kenn amul ci bopp accès et cetera adduna bi moo présent ci ñoom maanaam moom moo palpable ci ñoom voilà léegi kon adduna bi yëpp nan lañ mel adduna bi yëpp borom subhaanahu wa ta'ala maanaam mbindeef yëpp yàlla dafa feeñal ay turam ak ay meloom à travers mbindeef yëpp du dëgg waaye nag wan farada wéetoo na cappaacoliwoo na kan rasulullahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mooy ci cappaacoliwoo maanaam mooy ci wéetoo nekk moom kenn amul moroom amul ku mu dendal ci mbir mi mooy lan bi tajalli ci feeñu bi borom bi subhaanahu di feeñ à travers moom bi zaati ci jëmmam maanaam ak zaati yi kay ko ñu jëmm yenent bi moom sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa manifesté wu ma à travers moom ba nga xamante ne moom essence bi moom la ci essence bi ci boppam la loolu la imam al-Busayri radiyallahu anhu ci Hamziyam bi moom lay wax bi mu naan laka zaatul ulumi min aalamil ghaybi wa minha li aadamal asmaa maanaam xam nga borom subhaanahu wa ta'aala dafa xamal maam aadama tur yi al asma moo tax mboolem yenent yi alayhi salaatu wassalaam seen xam-xam foofu la yem mooy ci turu yàlla yi ak melom yi jeex na xamuñu essence bi jëmmul borom subhaanahu wa ta'aala nekk-nekkam xamuñu ko mais maam Adama alayhi salaam maanaam moom borom subhaanahu wa ta'aala kon tur yi la ko xamaloon turu yàlla yi turu et cetera maanaam adduna bi yëpp li fi nekk ci ay tur ki melo ci lu ne nag borom bi subhaanahu wa ta'aala xamal na ko en tant que yenent alayhi salaam maam Adama yenent yi dama alayhi salaam la yàlla loolu la leen xamal selon seen niveau nañ koy xamee dina wuti et cetera
mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek moo am moom borom subhaanahu wa ta'ala xamal ko essence bi ci boppam. xam nga tey ki nga xamante ne moom xam na ni par exemple xam na ni day 100 euros moom billet la boo xam ne dafa verte waaw yaa ngi dégg et taille bi nii la war a toll xam na ni rectangle la yor et cetera kooku après nag selon ni nga koy gën a xamee moom maanaam nga xam ne moom kat am na ku luñ dessiné ci biir te après nag nga doog a xam ne am ñeneen ñoo xam ne gën nañ sore xam ne kañ ci dessiné kat am na ki nit am na tamit ay lu mel ni bâtiment et cetera maanaam yooyu noonu au fur et à mesure mu koy découvrir maanaam mu ngi gën a xam 100 euros du dëgg mais niñ ko xamee daal bokkul moom niñ xamee niñ ko ni mu mel ak maanaam bokkul léegi nag xam ngeen ni loolu am na différence moos ak ma téye ko dugal ko sama poche bii nii maa ko moom am na différence bu mag du dëgg waaw waaw commencé tëral forage waaw yaa ngi dégg kon mais kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom essence bi moom moo am accès moom mooy ki nga xam ne Boroom subhaanahu wa ta'aala dafa feeñe à travers par essence am à travers moom falam yarit moo tax rutul an na ci nekkat ahadan kenn minal xalqi ci mbinde fi i'tala ñal gu na maanaam féete na kaw al arsh si waaxu ku dul moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam koo xam ne dem na ba nekk ba toog kaw arsh kooku kenn rek la muy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam léegi nag hadith yi amaan na dinañ ci taxaw tuuti parce que bii yi dafa xaw a laat tuuti voilà explication bu gën a kii tuuti mu ne al ahadis ci note de bas de page mu ne al ahadis hadis al waadat yay rot féete la yi ci féete kaw moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam lil arsh ñeel arsh tatarakkazu maanaam dafay tënku maanaam day centré wu fii maanaa ci maanaa li ñu tuddee al maqaamul mahmud maqaamul mahmud benn maqaama la bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam am maanaam mooy la station louangée dañ koy wax loolu station louangée am na beneen firi ci français mais selon firi mais bii moom mooy bi gën a La station louangée louangée. voilà mooy dañ koo tagg dañ koo maanaam bërëb la station la maqaama la boo xam te ne dañ koo tagg dañ koo gërëm dañ koo sant léegi place maanaam maqaama la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo ko am te ci maqaama boobu ci lay rammoo mboole mindi fi yawmal qiyaamati mooy shafaatul kubra su ñëwee mooy sujjóot googu muy sujjóot yawmal qiyaamati bu nit ñi maanaam mooy xadis boobu insha Allah dinañ ko gis nga xamante ne kenn ku ci ne gars yi dañuy jaaxle ñu dem ci maam Adama alayhi salaam yow day yow la yàlla bindoon ci loxoom nangam yow la yow yaay ki njëkk a bind yow la njëkk a wàcc ci suuf nangam yaay sunu maam bëggoon nga jàppale ñu tey kat sama borom xam nga affaire mu ne borom bi tey mer na mer goo xam ne mosu koo mer te dootu ko mer te mukk man daal sama bopp laa tal gars yi man sama bopp xanaa dem leen ngeen seeti ji boog yéen yàlla noox bokk gars yi daw sem seeti ji ko alayhi salaam waaw yow de yéen yàlla noox yow kat yow yaay borom gaal geeg yow yaay sunu ñaareelu baay yow la yàlla yónni ba junni at yu manqué fukki maanaam juróom fukk 50 mooy 950 ans yow et cetera wax danoo bëggoon tey nag nga jàpp ne tàngoor bi metti na taxawaay bi metti na tar na nag man de mu daal di wax moom it waaw daal ni moom mujj gi daal ñoom ñëpp daal ku ne dana ne boppam la tal ba mbir ma mujj ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dem ñu seeti ci Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu mu ñëw bu ñu ñëwee rek mu ne ana laha loolu maa ko yelloo man rek a ko man sallallahu alayhi wasallam sauvé gaañ maay waaji man rek a ko man daal di dem nee na mu sujjóot ci kanamu borom bi subhaanahu wa taala maam ci arash nee na ma dem sujjóot ci kanamu arash ci rono arash nee na ma sujjóot fa sujjóot goo xamante ne borom bi subhaanahu wa taala dana ma yenkewal dana ma inspiré ay xeeti di ko sant ay mahamid yoo xamante ne musuma koo sante noonu mooy mahamid mooy ay xeeti sant
waaw mooy forme d'éloge et de louange voilà maay Habibullah ah mu ne maay Habibullah ah waaw parce que Ahmad mooy en fait Yonent bi sallallahu alayhi wasallam turam yi gën a màgg yi day tourner autour de hamd mooy sant Muhammad Ahmad Mahmoud voilà Hamid ah Hamid ah non maanaam dañuy wër-wërloo ci baatu ci maanaam mooy racine bi voilà mooy hamd mooy sant voilà léegi mu ne kon borom subhaanahu wa ta'ala dana ko inspiré yooyu xeetu sax léegi nag Yonent bi sallallahu alayhi wasallam foofu nag dañ naan ko place bii du place u laaj du place u ñaan jógal irfa ra'saka sal tu'ta washfa tushaffa yëkkatil sa bopp place bii du place u sujjóot ah laajal ñu jox la ramm loolu lu la neex ñu ramm loola jox la intercéder lu la neex ñu nangu sa intercession sallallahu alayhi wasallam léegi loolu la ñu tuddee maqaam mahmud nga xamante ne dafay wax ne moom lay wax ne benn drapeau la tamit liwaa'ul hamd d'ailleurs bu muy yor liwaa'ul hamd la tudd mooy drapeau cant bannière voilà bu cant boo xamante ne moom lay yor mu ne aadama wa man duunahu tahta liwaa'i yawmal qiyaama aadama ak ñi nga xam ne ñoom ñoo ñëw ci ginnaaw bi ak ñeneen ñu dul aadama yépp sama ronu tànt bi sama ronu drapeau bi ci la ñuy nekk yawmal qiyaama ñépp mooy sauver ñépp léegi nag ci loolu léegi maqaama boobu nag ci la amee tamit borom subhaanahu wa ta'aala yëkkati ko teg ko ci kaw arash léegi xoolal mu ne kon maqaamul mahmud alladhi bi nga xam ne wa'adahu borom bi dig na ko iyaahu moom borom bii ci maam bii ci maqaama boobu al-mawla borom bi kilifa bi tabaaraka barkeel ak wa ta'ala te kawe na yoo ci xeet anam gu ëpp xelu mbindeef yi fii muhkami kitaab yi ci téere bi mu xereñe maanaam ay àtte maanaam mooy alquran ci alquran wax na ci ne maanaam haythu qaala ca fa nga xamante ne nee na asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda suratul isra ay 79 mu ne asa ahan kay tey maanaam asa ibn abbas radiyallahu anhu mu ne asa min allah tahqiq maanaam asa bu tukkee ci borom sax maanaam xëy na ba asa ak la àlla xam nga mooy xëy na ci arab ci wolof peut-être mais bu fekkente ne alquran la bu ko waxee maanaam fekk borom bi moo wax bokkut ak la àlla naa na tabew saxarata comme foofu nga xamante ne loolu ña wax mooy gaa yi Firawna yi non waxuñu ñoon mais fii nii muy wax maanaam mooy borom subhaanahu wa ta'aala boo wax bu boobaa asa la àlla bu tukkee ci borom subhaanahu wa ta'aala loolu la loolu day tekki ne la loolu dëgg loolu luy am la te d'ailleurs li koy firndeel mooy bu ñu noddee maanaam fii nii parce que asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan asa an kay tey maanaam léegi tey maanaam dana am moos an yab'athaka ci dana la dekki dana la yëkkati rabbuka sa borom maqaama bi nga xam ne mahmudan mooy ba ñu gërëm mooy maqaamul mahmud boobu ñu doon wax dégg nga xool bu ñu noddee Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne bu ñu noddee nga topp imam bi su imam bi paree nga julli ci man su noddukat bi laa bëgg a wax nga topp li muy wax su noddukat bi paree li muy noddu nga julli ci man nga def salaatu ala nabi après nga wax allahumma rabba gis nga après nga wax point boobu parce que point la bu ma tabaay xel parce que gars yi dañ koy négliger gars yi dañuy pare rek kii nodd na laa ilaaha gars yi ne allahumma rabba hadhihi da'wat alors que affaire bi du noonu da ngay julli d'abord da ngay def salaatu ala nabi d'abord doo ko wax allahumma rabba hadhihi da'wat tamit was-salaatu qaa'ima aati sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-wasila wal fadila
wa ba'sul maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad gis nga maanaam yow yàlla allahumma rabba hadhihi da'wati tamma yow mi nga xam ne yow yàlla yaay boroom woote gu rafet gi te mat was salaatul qaa'ima ak julli jii ñuy war a taxawal aati joxal sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam al wasila tamit beneen maqaama la boo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne wasila benn place rek la ci àjjana kenn nit rek moo koy am dama bëgg ngeen ñaanal ma doon kooku wallahi xam nañ ni moom la sallallahu alayhi wasallam sikki nekku ci ne moom la ñu ñaanal kooko en fait le fait que mu ne nañ ko ñaanal pour moom mu doon kooku mooy dafa bëgg ñun suñ ko ñaanalee ñun tamit ñu am lu mel noonu loolu moom moo tax mu ne nañ ko ñaanal loo tax comme sëriñ bi bu ne la ñaanal ma maanaam dafa bëgg li nga koy ñaanal yow nga am ko parce que yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ni jullit su ñaanalee moroomu jullitam day am beneen malaaka bu taxaw naan ko amin wala kamis la amin yow it yàlla nga am lu mel noona maanaam moo tax waaw yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu mu ñu yéene ne buñ ko ñaanalee malaaka yi daan ne amin yow it yàlla nga am loolu moo tax mu wax mais sinon xam ne ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek koy am amul keneen mu ne nag kon léegi dama bëgg képp ku ma ko ñaanal rek yowmal ku ma ko ñaanal rek ginnaaw ku ma ko ñaanal rek danaa ko ramm yowmal xiyaamati xalat alay shafaati wala xalat lahu shafaati yowmal xiyaama loolu tax mu ne kon fii mu ne kon allahumma rabba hadhihi da'wati al wasila kon ñaan wasila wal fadila moom tamit maqaama boobu la bu nekk àjjana la wabaafu te yàlla nga gis nga wàcce ko nga indi ko ci maqaamal mahmud bi ñuy wax ni alladhi waa tax bi nga xam ne moom nga ko dig le fait que ñu ne yow dig nga ko ba pare te pourtant baatu asa la jëf di ko moo lay wax ne asa bi tekkiwul xëy na maanaam day tekki ne am na moom nga ko innaka laa tuxliful mi'aad parce que yow loo diggee rek def ko maanaam doo wuute laa tuxlifu doo wuute al mi'aad li nga xam ne moom mooy li nga diggee mooy rendez-vous doo fausser rendez-vous quoi dégg nga kon waxat te dëgg-dëgg amarana digal nañu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an na doo ci ñu ñaan bi ci maqam boobu loo ñeel ko dubaral azan ci jeexitalu nodd gi fa hada te bii al maqam bi sa yaxlu dana ca wàcc moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi fadli ci ngëneelu barki ngëneelu du'a ñaanu ummati yi xeetam loo ñeel ko bii ci maqam boobu wa kama saxa ak kam ni mu wéree fa inna da'i waaw comme aji maanaam loolu tamit xadis la ne aji ñaan li axi ñeel mbokkam bi zahiril ghaibi maanaam ci fu mu fàddu maanaam fàddu maanaam nit ki boo ko ñaanalee sa mbokku jullit nga ñaanal ko ci boo fàddoo taqulu day wax loo ñeel waajooju ki ko ñaanal al malaikatu malaaka yi dañ naan ko amin amin mooy yàlla na yàlla nangu wala ka bi misli yàlla tamit yàlla na nga am lu mel nii léegi kon maqaama boobu sikki nekku ci ne ñan dinañ ci wàcc kan yentu sa sab dana ko am te ñun tamit yàlla dinañu defal loolu insha allah ndax lan ndax malaaka bi day wax ne ñun tamit danaan amin yéen tamit yàlla na ngeen am lu mel noonu du dëgg waaw waaye Cheikh waaw maqaama mahmud bi nga wax sànq waaw rek moo ko jagoo waaw kooku maqaama yent bi la sallallahu alayhi wasallam mais xam nga maqaama gis nga maqaama dañuy wax ne maqaamal murid maqaama cheikh yi maqaama taalibe mooy maqaama sëriñam maqaama bi sa sëriñ taxaw ci maqaama boobu ngay taxaw al mar'u ma'a man ahabba nit day nekk ak kan ci mu sopp jeex na ah loolu tax te pourtant loolu mu ngi koy wax yenn saa salaam mi ngi koy wax saxaaba bi nga xam ne dafa ñëwoon di jàmbat ne man daal vraiment xam naa ne ne ko xam naa ne yawmal xiyaamati suñu bokkee su ma demee àjjana nga dem àjjana itam duñu bokk fi ñuy ne ndax yow ci kaw a kaw ngay ne
mu ne ko almaru ma'a man ahabba nit ak kamu sopp ñooy ànd fu mu nekk mu nekk ci kaw loolu li gën a rëy li yàlla di defal nit mooy lan sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam parce que après yéenay ànd fi mu ne rek fa ngay ne ah loolu baax na de yàlla na yàlla defal loola dégg léegi kon mu ne axraja solo na ad-Daylami génn na ci téeram ad-Daylami imam ad-Daylami rahma an ibn Mas'ud abu Abdallah radiyallahu anhu annahu qaala ne dafa wax ne qiila wax nañ c'est bon mu ne qiila wax nañ ya Rasulullah yow ndawal yàlla le ma maqaam al-mahmud lan mooy maqaamul mahmud boobu lan la qaala mu ne zalika loola day yow ma bis la boo xam ne yanzilu dana wàcc allah bur yàlla taala aji kaw ji al arsh yi ci arsham fa ya it maanaam day wàcc arsham nekk ci kursi bi loolu tamit ay tajalliyaat la maanaam xeetu manifestation la mais essence bi wax nañ ne la dafa deñ ci mboolem luy restriction luy attribut luy melo et cetera ah léegi bu ko defee dégg nga day wàcc kon ci arsham maanaam dal ci kursi yu bi mun a faya ittu bu ko defee nga gis kursi bi daal di yëngatu kiic ji mooy kiic ji gis nga tey boo toogee ci chaise boo xamante ne xawulaa attan ni muy def graissement kiic ji ah dégg nga kon ya ittu faya ittu bu ko defee mu kiic ji kama kem ne nga xam ne ya ittu noonu lay kiijee ar raxlu waruwaay wi maanaam aljadid bu bees bi fii tadayiqihi maanaam min tadayiqihi ngir xat gim mbir moom ngir xat bi arash xat maanaam bi kursi yu di xat maanaam manifestation borom subhanahu wa ta'ala su ko defee da ngay gis kursi yu di yëngatu danañ kakakakak dégg nga day def benn graissement ngir xat gi muy xat mu ne axraja solo na ba tey at-Tabarani rahimahullah an ibn Abbas jële ci ibn Abbas radiyallahu anhu fii qawli yi ci waxam bi maanaam bi muy fiiri waxam bi ta'ala aji kawe ji ma asa léegi tey moos an yabaasaka na la dekkil rabbuka sa borom maqaaman mahmudan ci maqaaman mahmud boobu surtout Isra ay 79 qaala mu ne ibn Abbas ne radiyallahu maanaam yujlisuhu da koy toogal moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam baynahu diggante moom borom subhanahu wa ta'ala wa bayna Jibril ak Jibril alayhi salaam wa yashfa'u bu ko defee mu ràmm li ummati yi ñeel xeetam fa zalika loolu mooy al maqaamul mahmud mooy maqaamul mahmud kon maqaam boobu loolu borom subhanahu wa ta'ala da koy toogal ci arasham nga xamante ne du nekk moom diggante maanaam ak même fi Seydina Jibril nekk sax alayhi salaam li muy kawe borom subhanahu wa ta'ala du ko moom da ko yëkkati ba mu gën a kawe loolu. wa akhraja solo na ad-Daylami wa an ibn Umar muy Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne nee na qaala rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam nee na ci aaya bi mooy asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmudan mooy aaya bi ñu doon wax qaala mu ne yujlisu nii daf may toogloo maahu ànd ak moom borom subhanahu wa ta'ala maanaam man ak borom bi maanaam daf may toogloo man ak borom bi ala sariri ci kaw mooy arash bi mooy xam nga arash dañ ko wax mooy lu trône bi ak yooyu voilà maanaam mooy sarir lan lay tekki maanaam mooy ngir tegtale ne yaatuwaay bi muy yaatu ba maanaam moom ci boppam daf ci dañ koy yëkkati ci kaw arash mu toog ci sallallahu alayhi wasallam wa akhraja solo na ibnu Jarir at-Tabari an Mujahid ibnu Di'ama radiyallahu anhu mu jële ci mu ne annahu qaala ma fi qawli ci borom subhanahu wa ta'ala waxam ji mu wax ne asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda mu ne qaala mu ne yëjële sa da koy toogloo moom maahu ànd ak moom ala arshi yi ci kaw arsham day toogloo Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak borom bi ci kaw arsham maanaam loolu day tegtale manifestation ban bi ñu doon wax léegi ne borom subhanahu wa ta'ala ci essence am lay manifesté woo ak kan ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa qaala ibn Hajar mooy kan al-Asqalani al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah al-Asqalani mu ne fii Fathul Bari mooy ban téere voilà dafa bi mu sharh Sahih al-Bukhari rahimahullah mu ne anna an-Naqash
an-Nuqash nee na naqala toxal na an Abi Daawuda jëlee ci imam Abu Daawuda as-Sijistaani rahimahullah saahibu sunan mooy borom sunan bi annahu qaala dafa wax ne man ankara képp koo xamante ne dafa diingat haaza lii fa huwa moom de muttaham ku ñuy tuumaal la ci pas-pasam ku diingat lii dafa dañ koy tuumaal ci pas-pasam mais imam Abu Daawuda rahimahullah loolu la wax waqata dëgg-dëgg jaa dikk na an ibn Mas'ud du jële ci Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu inda Sa'labi imam as-Sa'labi moo ko solo wa an ibn Abbas tam solo nañ ko radiyallahu anhu inda Abi Shaykh maanaam ci imam Abu Shaykh wa an Abdullah ibn Salam ñu jële ci Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu sahaaba boobu inda ibn Jarir ci al imam ibn Jarir mooy at-Tabari rahimahullah fii tafsir yi ci tafsiram wal Xallaal al Xallaal tam solo na ko fi sunna ci téere bu ñuy wax as-sunna ñoom ñëpp ñu ne maanaam kon xadis ibn Mas'ud radiyallahu anhu ibn Abbas Abdullah ibn Salam ñoom ñëpp ñu ne lan inna Muhammadan neka Muhammad de sallallahu alayhi wasallam yawmal qiyaamati bi su taxawaay bi ala kursi yi rabbi day nekk ci kaw kursi mooy chaise borom bi subhaanahu wa ta'ala bayna yaday rabbi nekk ci kanam borom bi subhaanahu wa ta'ala waaw kon lii en fait dafa am benn mbir bu am solo mooy yii nii wax yii nii xadis yi maanaam boo leen seetloo da nga gis ne dafa def ay points pour expliquer ni wax ju sax la du loo xamante ne qawlun shaaz la du wax ju beru boo xam ne par exemple Mujaahid rek moo ko wax te mu nekk ci at-Tabari yi et cetera mu nekk ñuy tuumaal et cetera nekkul tamit wax joo xamante ne xadis yi dañoo beru ñàkk wér ak yu mel noonu moo tax mu indi plusieurs xadis yuy tegtale ne wax ju sax la du dëgg mais tamit maanaam parce que léeg-léeg ci ulama az-zahiri maanaam bu ñu ko waxee mooy ñi nga xam ne ay fuqaha lañ wala mutakallimuna yi parfois dañuy wax ne xeetu wax bii ni daanaka parce que en fait ñoom ni ñu gisee mbir mi la dañ ko tënk en fait dañ ko tënk ci ne boo waxee lii day mel ni da ngay def tajsim ak tajsiid ak tashbih maanaam da ngay jël borom subhanahu wa ta'ala wutal ko melo wala nga wutal ko jëmm waaw wala nga melale ko mbindeef fi wutal ko maanaam ay délimitation wutal ko quantité maanaam ne daa war a day toog foo xamante ne ci arasam ba pare daf ciy xaj ba yent bi saa mën koo teg ci wet gi ñu mën faa xaj ñoom ñaar ak xeet googu loolu nag ku ko déggee noonu effectivement di nga am problème ci texte yi mais affaire bi du loolu yii ay manifestation la moo tax boo xoolee yii yëpp dañuy wax ne ci manifestation la mais maanaam mais nekkul ci dëgg maanaam ak lan voilà du jëmm maanaam manifestation la mais sauf que manifestation bi zaat yi la ci yent bi sallallahu alayhi wasallam la ko yàlla defal léegi nag lu am solo la fii tamit mooy li al-Hafiz Ibn Hajar rahimahullah taxal ci an-Naqash bi mu ne imam Abu Dawud rahimahullah daal ku weddi lii yow daf na la tuumaal mu taxam maanaam parce que en fait parce que wetti ko ci wàllu maanaam jël yëpp ne dafa beru parce que balaa ñuy wax ne mbir mi dafa beru maanaam charge la il faut que mu nekk wax joo xam ne vraiment ñi ko wax dañoo tuuti bariwuñ te ñi ko solowee bariwul mais boo xoolee série bi day gis ne ñi ko soloo bari nañ quand même yaa ngi dégg waaw te al-Hafiz Ibn Hajar tam rahimahullah bu doon ne d'accord ci wax ji dina ko wax dina ne loolu nag donc kon loolu la kon Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw ba borom subhaanahu wa ta'ala feeñale ay turam ak ay meloom à travers mboolem mbindeef yi moom ci nekkteefam essence am dafa feeñal boppam à travers rasulullah sallallahu alayhi wasallam moom rek nag moo wéetoo ak loolu. léegi fii muy wax lu am solo ci biir loolu léegi bu nga xamee loolu préalable la loo war a jàpp la maanaam préalablement léegi mu ne alfaani ki nga xam ne aji jeex la fi laay ci buur yàlla taalaa ji kawe ji huwa moom faanin dafa jeex fi asma'illahi ci turu yàlla yi wa sifaatihi ak meloom yi ala qadri ci lu tollook taxalluqi yi jikkoo gi muy jikkoo bi haa ci tur yeeg melo yi li ñuy wax alfanaaw baatu fanaaw mooy jeex extinction loolu la ñuy wax fanaaw cependant bu ñu waxee fanaaw tekkiwul
masalan nit koo xamante ne day dem ba dootul xamante ci lu mu nekk mu mel ni dof ak yu mel noonu gëlëm kii tekkiwul lool fanaaw mooy nit ki jeex buñ nee dafa jeex ci yàlla dégg nga loolu la wax ki jeex ci yàlla mooy ki jeex ci turam yi ak melom yi mais nan la ñuy jeexee mu ne mooy jikko woo turu yàlla yeeg melom yi c'est-à-dire que yow ni ngay bu yàlla la dafa yërëmaate nga yërëmaate dafa baax nga baax dafay am lewet nga lewet dafay terere nga terere dafa ngay mel noonu maanaam ngay meloo day jéggale ngay jéggale maanaam melo yooyu ngay meloo ci borom bi subhaanahu wa taala loolu mooy dangaa jeex ci yàlla maanaam boo demee ba jeex ba melowoo turu yàlla yi maanaam selon tur boo melowoo rek jeex nga ci yàlla ci tur boobu melo boo melowoo rek jeex nga ci yàlla ci melo boobu baax na selon nag niñ ko ba pare nag day proportionnel ak selon yow na nga ca mel mais ki jeex yàlla ci jeex ci yàlla complètement ci lépp mooy ki nga xamante ne amul namm lu dul namm borom bi li yàlla bëgg rek lay bëgg li muy bañ lay bañ mooy namm day topp namm yàlla kooku dañ naan dafa jeex totalement moom ci yàlla moo tax kooku lu yàlla def rek da koy neex lu yàlla wax dana ko neex lu yàlla àtte moo koy neex fi yàlla maanaam moom day womatu ci borom subhaanahu wa ta'ala mais totalement amul leneen moo tax maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam moom mooy kat xalilullah mooy xaritu yàlla xam nga mooy xalil lu tax ñu koy wax mooy taxallalta maslaka ruuha minni liza summiya al xalilu xalil maanaam mooy le fait que muy xàll ruux place ruux maanaam mu ne maanaam woykat bi dani ndaw si ne ko sama place ruux fi man da nga koo xàll ba jeex ko fépp sama ruux di am effet ci sama yaram rek yow dugg nga fa loola tax mu ne loola tax nag xarit ñu koy wax xarit loola tax ñu koy wax xarit maanaam mooy kon maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam dafa lan dafa jeex ci borom bi subhaanahu wa taala ci turam yi ak melom yi moom la alquran wax wa kadhalika nuri Ibrahima malakutu samawati wal ardi wal yakuna minal muqinin naka noonu lañu wane maam Ibrahima sallallahu alayhi wasallam moomeelu yàlla gu yaatu gi ci asamaan suuf si mooy lan turam yi ak melom yi wal yakuna minal muqinin te burul dara sax dana bokk ci ñi moom kon bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom leer na leen maanaam dañoo am yaqin certitude boobu dañ ko dund kon kooku loolu moom mooy xaritoo gi moom buñ ne ko qaala lahu rabbuhu aslim qaala aslamtu li rabbil alamin borom bi subhanahu dañ ko wommatu rek mu ne wommatu na ci borom mi defi borom subhanahu wa ta'ala fu mu ko jaarale mu wommatu rek yàlla daal man daal awma benn bëgg-bëgg awma dara sama bëgg-bëgg mooy bëgg-bëggu yàlla li may bañ mooy li yàlla bañ bu nee wii ma ni wii rek bu nee noo ma ni noo bu nee wii noo ma ni wii noo bu nee noo wii ma ni noo wii waaw et cetera ak façon boo ko mën a wëlbatee bu nee wii wii non mu ne wii non et cetera donc borom subhanahu wa ta'ala noonu la maanaam loolu mooy wommatu loolu moom mooy jeex ci yàlla kon mooy selon ni nga la ne ni nga melowoo turam yi ak meloom yi baax na kooku moom la ñuy wax ne dafa fanaaw dafa jeex ci yàlla mu ne wax amma ndaal alfaani ki nga xam ne dafa jeex nag fii rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam allah yent bi sallallahu alayhi wasallam nan la ñuy jeexee ci moom mooy lépp luy melo yenent bi sallallahu alayhi wasallam ci sunnaam ci doxalinam ci bëgg-bëggam nga mel noonu exactement de telle sorte que yow dootoo nekkati moom mooy ne loolu la maanaam ce qui veut dire que ni maanaam moom ngay doon fini loolu mooy da nga koy nuru li muy def ngay def li muy wax ngay wax
ci li mu noppi da nga ciy noppi ci li mu bëgg moom ngay bëgg li mu bañ moom ngay bañ maanaam yow sa désir say bëgg-bëgg ak say jikko ak say melo yow da nga ko tayle maanaam moom nga ko jox ne ko xoolal yow li nga bëgg maanaam de telle sorte que yenn saa sam li mu bëgg ci jikko ci doxalin ni mu bëgg rek maanaam ni muy bëgg ni muy jikkoo ni muy doxal yow loolu ngay copier jël say yos yow teg ko ne la jël yosam intégré ko ci sa bopp loolu mooy jeex nga ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam loolu sax ci la sopp gi di dëggoo léegi kon ki nga xam ne nag dafa jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kooku li muy am moo gën a rëy ci ki jeex ci yàlla li muy am ndax ki jeex ci yàlla ci lan lay jeex ci turu yàlla yi ak meloom yi jeex na mais ki jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla dafa feeñ à travers moom ci essence am kon ki jeex ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lan lay jeex waaw kon kooku noonu faqat dëgg-dëgg naa la làq na maanaam am na xasahu cëram mi nag tajalli yi ci feeñuwaay bi borom bi di feeñu azzaat yi nga xam ne koju nekkam gi la maanaam mooy essence am bi tabaan ngir topp gi mu topp li rasulullah ñeel ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam xatta mbéte xaala wax na aljili mooy Sayyid Abdul Karim aljili radiyallahu borom al insaanul kaamil borom naka ta al-Kahf war-Raqim sharh bismillahir rahmanir rahim et cetera borom al-Kamalatul ilahiyya fi sifatil muhammadiyya mooy borom téere yooyu moom Sayyid Abdul Karim al-Jili radiyallahu anhu boobu moom nee na lan mu ne ajibtu yéemu naa minal qalbi ci xol kayfa ana naka wasi'a noonu la mën a yaatoo ba mën a àttan allah bur yàlla taala aji kawe xam nga am na xadis kursi bu koy wax xajuma sama asamaan sama asamaan rek sama suuf mënuñu maa àttanul ma xajuma fa waaye xaj naa ci xolu ku ma gëm yàlla ci xolu doomu aadama rek la xaj xolu doomu aadama néegam la këram la bu ñëwee gis keneen nekk fa di ko raj di ko xëccoog moom wala leneen day bàyyi du dugg moom ana aghna shuraka an shirk li xadis bi wax man maa gën a doyloo ci bokkaale kenn ñu may bokkaale moom buggul lool képp koo xam ne da nga kaa bokkaale rek dara rek moom day bañ day dem day bañ day du nangoo nekk fenn di fa xëccoo daa bëgg territoire bi mu lan mu marqué ko moom kenn mu ne waaw borom bi loolu la bëgg subhaanahu wa ta'ala buggul ngeen di buggul keneen xaj fa de man kese keneen bokkul leneen bokkul man kese koy bëgg da nga koy bëgg ngir moom maanaam loolu tekkiwul doo bëgg leneen ak keneen mais ngir moom maanaam lépp daa war di dellu ci moom yàlla dégg nga kon mu ne moom yéemu na ni xol bi mën a def yàlla mën cee ne walam yasa te yaatuwul ba mën a àttan rasulullah ndawal yàlla la sallallahu alayhi wasallam yeneen bi sallallahu alayhi wasallam loolu yéem la yéemewul xol nga xam ne yàlla xaj na ci mais yeneen bi xaju ci sallallahu alayhi wasallam mais loolu en fait bu koy wax li loolu la doon junj maanaam mooy tajalliyaat boobu noonu mu ne lan inta fa la wax jeex mu ne li annal qalba ndax xol wasi'a dafa yaatu ba mën a àttan allah bur yàlla taala aji kaw ji min haythu ci bu ñu xoolee mbir mi ci asmaa yi turam yi wa sifaat yi ak meloom yi bu ñu xoolee tur yàlla yeeg meloom yi xol mën na contenir yàlla ci côté boobu tur yeeg melo yi parce que ki jeex ci yàlla ci tur yeeg melo yi lay jeex waaye walam yasaa waaye nag yaatuwul ba mën a àttan ak tajalli feeñuwaay bi borom bi di feeñu azzaat yi ñoom ci par maanaam di ko maanaam gay ko jug lan nekk ci essence bi li rasulillahi bi nga xam ne ñeen la yenn ci waaw voilà laa déedéet ok kon nag bu borom bi subhaanahu wa ta'ala di kon feeñu lan maanaam kii maanaam yàlla maanaam xol yaatu na ba kon mën a contenir borom bi subhaanahu wa ta'ala mais ci côté lan turam yeeg meloom yi laa déedéet du caagéen
min haythu ci bu ñu xoolee mbir mi ci zaati yu jëmmam borom subhaanahu wa ta'ala maanaam mooy nekk comme essence am dégg nga walam yasa waaye yaatuwul ba mën a àttan ak tajalli li nga xam ne mooy feeñuwaay mooy manifestation ak zaati gay ko jóg nekk-nekkam bi nga xam ne moom li rasulillahi ñeel na ndawal yàlla de sallallahu alayhi wasallam boobu par contre kenn àttanu ko yow li tax nga mën ko am loolu la lay wax ni mu ne loolu doo ko mën a am illaa lulul min waraa i ci ginnaaw xijaabi kiiraayi rasulillahi ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam le fait que nga topp yenent bi maanaam nga jeex ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam yenent bi sallallahu alayhi wasallam moo lay yóbbaale loolu la mais sinon yow doo ko man yow kese loo mënoo ko. en fait en vérité pour mën a jeex ci yàlla. waaw il faut que jeex ci yenent bi sallallahu alayhi waaw loolu mooy ci côté essence am zaat bi mais quant à ci côté tur yeeg melo yi loolu beneen affaire la parce que lenn lu ci nekk borom subhanahu wa ta'ala da koy day feeñ à travers turam ak melo mi à travers maanaam ci turam day feeñal turam ak melo mi à travers loolu lenn lu ci nekk mais quant à nekk ci maanaam zaat bi mooy jëmm ji subhanahu wa ta'ala nekkam googu son essence feeñul ci dara lu dul ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam il faut nga jeex ci yenente bi boo jeexee ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam jeex ci yàlla ci maanaam côté essence bi aywa léegi loola gannaaw ba mu leeree loolu ba gannaaw ba loola leeree nag léegi ñu dellu si waat ci comparaison bi nekk entre ahlul itlaq ak ahlul taqyid fa ahlul itlaq ñooñu gaa yooyu waa ahlul itlaq ñoom faa nu na dañoo jeex fi rasulillah ci ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam min haythu ci anam gi nga xam ne at-tajalli feeñuwaay boobu ak zaati gay ko jóg nekk teef gi lillahi ñeel buur yàlla taala aji kaw ji fii bi nekk ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ñoom ci yonent bi lañ jeex wa ahlu taqyid ñoom fawum ñoom kat faa noona dañoo jeex fillaay ci buur yàlla subhanahu wa ta'ala min haythu asmaa yi ci anam nga ñuy xalamee maanaam tur yi rek wa sifaat ak melo yi ahlul itlaq loolu mooy kon 13e wala 14 waaw 14e différence léegi 15e différence mu ne ahlul itlaq bii mooy 14 kon boobu moo nekkoon 13e ba ok kon 14e différence kon ahlul itlaq hum ñoom mir'atullahi ñooy seetuy buur yàlla taala aji kaw allati bi nga xam ne yaraaw dana ko gis alxalku mindee fii ci comme xam nga borom bi Allah subhanahu wa ta'ala comme ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la feeñ du dëgg moom rek en tant que essence am en fait loolu il faut maanaam li muy tekki lii la mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam nga wax nañ ne la xoolal bu ma jëlee portable bi gis maanaam waa maanaam awaam yi ñoom bu ñu gisee portable gisuñ ci dara lu dul portable ak ay fonctionnalité bi voilà appel message application internet nangam ñoom loolu rek la ñuy gis amul leneen ni plus ni moins xawaas yi ñoom seen mbir demewut noonu maanaam nitu yàlla yu dëgg seen mbir demewut noonu ñoom bu ñu ko gisee dañuy gis ne borom bi subhaanahu wa ta'ala dafa feeñal ci moom lan la njëkk feeñal lan ban melo al wujud nekk te mooy existence parce que qui existe par son essence mooy yàlla sinon yi ci des yëpp dañoo nekkoon ñu inexistant borom bi subhaanahu wa ta'ala ràng leen meloom boobu existence pour ñu mën a exister kon nga ne borom bi subhaanahu wa ta'ala feeñal na melo boobu ci moom du dëgg nga daal di gis beneen melo nga ni portable bi de nga ni dafa am lan forme nga ni kon borom subhaanahu wa ta'ala mi nga xam ne mooy joxe forme turam boobu feeñ na mooy al-musawwir feeñ na nga gis ne portable bi dafa am ay fonctionnalités yu bari ba pare dafa laaj ingéniosité nga ni al-badi' ki nga xamante ne ni muy def maanaam du ko toppandoowee fenn ba pare daf koy def ci anam gi ni mu gën a rafete
nga ni moo ko defar mu nga ni nga gis turu yàlla boobu nga xool daal di gis ne affaire bi kat bu ma taalee ne day gis am na leer bu ci génne lumière nga ne yàlla kon nuur meloo leer googu allahu nuuru samaawaati wal ardi nuur mooy leeral asamaan leer gi yëpp moo ko fi def nga ne kon yàlla feeñal na boobu melo fi bu ma gisee ni par exemple dafa rafet ma gis aljamil yàlla bi taaru su ma gisee maanaam bu ma toppee loolu bu ma gisee ni affaire bi de am na ay njariñ gu bari affaire bi am na njariñ utile mais saway affaire yi am na njariñ ndeke maanaam nga gis an naafi' kiy jariñe tur yàlla boobu nga gis maanaam et cetera ce qui veut dire que ni moom day xool affaire bi mais du gis lu dul yàlla ak ay turam ak ay melom jeex na du gis maanaam léegi moom maanaam portable bi en tant que ni ko awaam yi di gisee mooy le commun des mortels moom loolu existé wul ci moom loolu c'est quelque chose d'intangible par rapport ak moom mais li muy gis moom li muy daj li muy gis moom mooy borom bi subhaanahu wa ta'ala à travers bu gisee par exemple que ni portable bi day photo moom buy du gis ne portable déedéet moom bëtu yàlla lay gis à travers loolu yàlla maanaam que ni yàlla mi ngi capté maanaam mi ngi jàpp na mi ngi gis li may def bu gisee ni soo waxee nga dégg mu ne yàlla mooy dégg gis nga maanaam moom yooyu yëpp moom la tur yàlla yi melo yi yëpp dañuy feeñ à travers na day dégg mbir mu nekk nag yàlla dafa am ay maanaam dafa feeñal ay turam ak ay melam à travers mbir mu ne selon mbir mi nan la nekke selon mbir mi ci boppam cependant mboolem turam yi ak mboolem meloom yi ci kenn rek la ko feeñale Sayyidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam xaqiqatu Muhammadiyya maanaam mais mooy ci mu nekkee ni mu nekkee ci xaqiqaam xaqiqa bi mooy lan xam nga dañ ne xam nga ci taan njaalbeen gi waxoon nañ ne la ñaar nga yow zaat ak tajalliyat waxoon nañ ko ci njaalbeen bi premier cours bi jëmm nekk nga ak ay feeñuwaay ay manifestation sa nekk gi moom mooy lan mooy sa essence mooy sa lan mooy sa xaqiqa mooy sa réalité te mooy sa lan sa ruux Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ruuxam moom la ñuy tuddee al xaqiqatul muhammadiyya à travers loolu turam yëpp ak melom yëpp daf ko cee feeñal ba feeñal ci lan essence am jëmmam loolu moom moo tax xaqiqatul muhammadiyya nag léegi yi ci des yëpp ci moom lañ génnee mboolem loo leen gis fii rek ci loolu ñu naan leeru Yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom la yàlla njëkk a bind maanaam mooy xaqiqam maanaam mooy ruuxam mooy réalité am sallallahu alayhi wasallam sauf que ruux day topp maanaam jëmm bi mbir mu nekk di am noonu forme boobu la ruuxam am et que ruux bi dafa topp kan ruuxu doomu aadama moom moo topp kan borom bi subhaanahu wa ta'ala loolu tax boo bëggee yegg dëgg ci yàlla maanaam yow sa jëmm gis nga ni ko seetu yi ak takkandeer yi di toppe sa takkandeer du def lu dul refléter sa lan sa jëmm ba pare da koy topp du bañ du grève du xeex du ne tey non tey aujourd'hui c'est pas bon non du dëgg tout le temps da ci topp sa takkandeer ni mu def ak sa jëmm boo melee noonu yow par rapport ak sa borom sa problème rek la nga ko jeexam waaw insha allah sa problème rek la nga ko dégg kon ñooñu nag nga xam ne ñoom ñoo am kon tajalli zaati boobu yaa ngi dégg ñooñu am tajalli zaati boobu ñooñu ñoo am ñoom comme en fait ay reflet lañ ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ce qui fait que ñoom ku leen gis day ñoom en fait ñoom ñooy seetu yi nga xam ne ñooy seetu yàlla yi nga xamante ne à travers ñoom la mbindeef yi di gisee yàlla
loolu lay wax nii ñooñ ñooy waa ahlul itlaq fa man képp koo xam ne raahum gis na leen faqat dëgg-dëgg raa gis na allah bur yàlla fiihim ci ñoom ndax al mu'min aji gëm ji ne xadis boobu waxoon yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne aji gëm ji al mu'minu maanaam waaw mir'at la seetu la ci al mu'min yàlla bi nga xamante ne mooy joxe kóolute loolu waxoon nañ ko sabaqa taxrijuhu ci nodal safha 5 maanaam page 5 li aju woon ci xadis bi waxoon nañ ko mu ne wa man raawam képp ku leen gis zakara dana tudd allah bur yàlla li ru'yatam ngir gis gi mu leen gis qaala wax na rasulullah ndaw yàlla sallallahu alayhi wasallam xiyaarukum ñi gën ci yéen tànneefu yàlla yi ci yéen alladina mooy ñi nga xam ne iza ru'u suñu leen gisee zukira def na tudd def na fàttali ko allah bur yàlla xadis boobu gisoon nañ ko taxrij bi waaye daf ko indiwaat fi mu ne kon xadisu alladina gaa yi nga xam ne iza ru'u bu ñu leen gisee zukira def na tudd allah bur yàlla axrajahu solo na ko ahmad ibn hanbal wa ibn majah al-qazwini wal hakim muy hakim at-tirmidhi wa ibn mardawayhi an asma bint yazid mu jël ci asma bint yazid radiyallahu anha mu ne wa axrajahu solo na ko ba tey abu shaykh min tariqi mis'ar mu jël ko ci yoonu mis'ar an sahl ibn al-asad radiyallahu anhu mu ne mu jële ko ci sahl ibn al-asad radiyallahu anhu wa axrajahu solo na ko ba tey kat ibnu mardawayhi min tariqi mis'ar ci jële ko ci mis'ar ibnu bakr ibnu al-akhnas an sa'd mu jële ko ci sa'd radiyallahu anhu wa muy sa'd ibn sa'd as-sa'idi wala sa'd ibn abi waqqas radiyallahu anhu mu ne wa axrajahu ahmad an abdurrahman ibn ghunm radiyallahu anhu wa axrajahu solo na ko ba tey ibnu jarir muy at-tabari wa ibnu abi hatim wa an ibnu zayd muy abdullah ibn zayd radiyallahu anhu mu ne wax rajo solo na xadis ba tey ibnu abi shayba muy abubakar ibnu abi shayba an abi duha radiyallahu anhu bi lafzi am na ci yeneen kàddu yu xadis boobu ñëwee mooy ban alladina mooy ñi nga xamante ne izaaru suñu leen gisee yuskaru def na fàttaliku def na tudd allahu bur yàlla li ru'yatim ngir sababu rek gis gi ñu leen gis axrajahu solo na ko ibnul mubarak al-Marwazi wal Hakim at-Tirmidhi fi Nawadir al-Usul wal Bazzar ak Ibn al-Munzir Abu Bakr wa Ibn Abi Hatim wa Abu Shaykh wa Ibn Mardawayh wa at-Tabarani moom tamit wa Tabarani la waaw la dafa waaw fi wa Tabarani ak Tabarani wala wa Diya mooy al-Maqdisi fi al-Mukhtara an Ibn Abbas mu jël ci Ibn Abbas radiyallahu anhu marfu'an mooy xadis boo xam ne daf ko askanale Yonent bi sallallahu alayhi wasallam mooy marfu' wa mawqufan ak xadis boo xam ne dafa am ci Ibn Abbas la daan mooy mawquf wa bi lafz ak ci kàddu tamit ñëw na ci beneen kàddu mooy yuzkarullah def na tudd yàlla li ru'yatim ngir sababu gis leen di gis akhrajahu solo na xadis bi Ibn al-Mubarak wa Ibn Abi Shayba wa Ibn Jarir mooy at-Tabari wa Abu Shaykh wa Ibn Mardawayh an Sa'id ibn Jubayr radiyallahu anhu wa akhraja solo na Ahmad wal Hakim at-Tirmidhi ak wa Ibn Abi Dunya fil awliya ci téeram boobu mu tudda al awliya an Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu mu jël ci Amr ibn al-Jamuh radiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiyya ne dafa dégg Yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaqulu mu naan laa yahiqqu du yelloo dëgg al-abdu jaam bi wa fi riwaayatin nekk na ci riwaaya ibn Abi Dunya mooy lil abdi ñeel jaam bi kon du yelloo mukk ñeel jaam bi xaqa dëgg yelloo maanaam xaqiqatan sarixal imaan yi maanaam ngëm yàlla gu wir te sax maanaam te dëggu te leer sarixal imaan ngëm yàlla gu leer xatta yoxe ba mbete mu sopp lillaahi ñeel buur yàlla taala ci kaw ji wa yabghada te muy bañ lillaahi ngir yàlla maanaam loolu dëgg-dëgg nit bala moo nekk jaamu yàlla dëgg mooy nekk koo xam ne day sopp ngir yàlla muy bañ ngir yàlla fa iza ahabba bu demee bu fekkente ne day sopp nag lillaahi ñeel buur yàlla tabaaraka barkeno taala te kaw na wa abghada muy bañ lillaahi ñeel buur yàlla tabaaraka wa taala faqat dëgg-dëgg istahaqa yelloo na alwalaa maanaam ak méngoo minallahi wutukee ci buur yàlla subhanahu wa taala wa inna tel wér wóor mooy awliya yi sama wàllu yi min ibaadi sama jaam yi dëgg-dëgg wa ahibaa yi di sama soppa yi min xalqi yi ci sama mbindeef yi
alladina mooy ñi nga xam ne yuzkaruna def na leen tudd bi zikri yi ci tudd gi ñu may tudd wa uzkaru te def na ma tudd bi zikri yi ci tudd gi ñu leen di tudd ñoom tamit te ñoom ñooy waa ahlul itlaq boobu moo nekk ñaata mooy 15e waaw. ahlul 14 kon bii ñuy dugg mooy 15 ahlul itlaq ñoom yatlubuna dañuy sàkku allah bur yàlla taala ji kawe kon ñoom waa ahlul itlaq lan la ñuy wër lan la ñuy seet déedéet yatlubuna ahlul itlaq waaw waa ahlul itlaq ñoom yàlla moo leen moom lañ bëgg yàlla la ñuy wut waa ahlu taqyid nag maanaam ahlu taqyid mën buñ ko waxee mën nañoo nekk ay waliyu pourtant mën nañu mais sauf que seen degré dafa tuuti wala seen ambition dafa limité mën nañoo nekk sax borom maqaama yu kawe nekk sax bokk ci waa diwaanu saalihiina nekk ci maqaama yu kawe mais en fait seen bëgg-bëgg moo limité ah ñoom yatlubuuna dañuy sàkku fadlallaahi ngëneelug yàlla wa karamallaahi ak teranga ak yàlla wa lutfallaahi ak lewetug yàlla maanaam ñoom melo yàlla yi lañuy seet ñoom dañuy naan yàlla ngëneelug yàlla la ñuy sàkku ak terangaam ak lewet ji muy lewet par rapport ak ñoom wallaahu waaye buur yàlla nag moom taalaa ji kawe ji moom yàlla afdalu moo gën min fadli yi ci ngëneelam maanaam yàlla moo gën ngëneelam wa akramu te moo gën a tedd min karam yi ci terangam moo gën a tedd tam terangam wa altaf te moo gën a lewet min lut fii ci lewetaayam ahlul itlaq ñoom kon bii mooy 16e law barat bu feeñoon lahum ñee leen aljanna bi zinatiha ak ay taaram yépp la dajju daan yuuxu daan yëg minha ci àjjana googu kama kem ni nga xamante ne yadju noonu lay yuuxoo maanaam xaacoo voilà ahlu naar waa safara mi na naar ci safara lu tax àjjana ak ni mu neexe nga ni buñ ko bu àjjana feeñoon ak taaram rafetaayam yëpp da ngay gis ñu yuuxu xaacu mettit lu ko comme ni nga xam ne waa safara noonu la ñu nekkee biir safara affaire bi naqari ñu mettit lu ko di yuuxu lan moo waral lool ñu ne parce que fa hiya ndax àjjana indahum fa ñoom xijaabul kiiraay la muqayyadun ba pare dafa dëgg ndax àjjana day tax buñ ko nekkee di ko wut du gis ko mu impressionné leen séduire leen day tax ba yàlla day nekk kiiraay par rapport ak yàlla te àjjana dafa tënku muqayyad lu ñu tënku lu tënku la te yàlla mutlaq la ñoom la waaw ahlul itlaq waa itlaq maanaam kon loolu ce qui veut dire que ni waa ahlul taqyid mais lu ñu noonu voilà lii moom mooy ñaata kon ñu ngi dugg ci 17e ahlul itlaq law taliba bu ñu sàkkoon minum ci ñoom ash-shafaata ramu fil xalqi ci mindeefi lamaara aw giñ naa ne du ñu gis illaa lulul ne annahum ñoom kat shafa'u dañoo ramm fii hafnatin ci ab dank rek min tiin ci ban comme ñoom dañu gis ne moom aadama alayhi salaam ñun ñëpp ci moom aadama lañ jóge moom aadama ci ban la jóge ci suuf lan la jóge ce qui veut dire que tey buñ ne woon kenn ci ñoom ramul mbindeef yëpp ñoom duñu fi nekk di impressionné wu di waxoo man déedéet man nangam affaire bi rëy ci ñoom déedéet buñ ne loon mbindeef yëpp ramu leen ñoom duñu gis ne lu dul ne en fait ramuwuñu lu dul ci benn danku ban rek comme moom aadama ci loolu lañ ko bind ñoom gisuñu en fait ñoom yàlla lañ gis yooyu yëpp dañ ko relégué au second plan voilà dañ ko occulter quoi waaw léegi nag wa ahlu taqyid nag ñoom yatlubuuna dañuy sàkku minallaahi maanaam lii tam beneen différence la boo xamante ne insha allah jotaay bii di ñëw nañ ko kii waaw ñu yem foofu bu jotaay bii di ñëw ñu dugg ci waa ahlu taqyid fii parce que bii baa nag
ci ahlu taqyid la tàmbalee en fait waaw bi baax waaw tout à fait. kon ñu ngi ñaata différence muy 17. voilà kon 17 la ñu war a dugg wala fa lañ yem 18 la ñu war a dugg. waaw 18 la ñu war a dugg insha allah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin